muy kuréelu Jaalibatu Maraaxib bu Touba loole nag moom la ñuy wëyal fi mu toll nii présentement ñi nga xam ne ñoom ñoo di kilifa yi ñu ngi tàmbalee ñëw di dem ci salle bi nga xam ne fa la ñuy amalee njàng mi kuréel gi nga xam ne ñoom ñooy gàttandu ni ñu ko waxee sànq muy kuréel Jaalibatul Maraaxib ñu ngi ni taxaw suñu ginnaaw ñoom it di xaar sëriñ bi laataa mu ñëw sax daañuy tàmbalee yëkkati xaside yi bu sëriñ bi ñëwee ñu ànd ak moom ba keroog sëriñ bi di dund ñi nga xam ne ñoo nekk ci biir salle bi daal di jël relais bi ngir tàmbale li nga xam ne moom moo di njàngum xaside gi ba keroog ñu koy matal noonee nag lañ ko fas yéene ànd ak yéen ci taataan mboolem kàddu yi nga xam ne dañ koy jëlee ci kilifa yi nga xam ne ñoom ñoo fi teew ngir ñu joxe seen réaction loolee incha allah rabbi daañu ci ànd ak yéen ndax ñu ngi ci ànd ak sunu naataango muy ki nga xam ne moom moo di Serigne Ablaye Faye moom présentement mi ngi ci biir salle bi nga xam ne moo di saalu Serigne Moustapha Bassirou xam naa rek dañ koy remettre antenne bi mu jël foofu quelques réactions laataa ñuy déplacé wu dem ci yeneen bërëb yoo xamante ni incha allah fii ci résidence Cheikhoul Khadim ngir fas yéene ngeen di dund en temps réel en direct mboolem li nga xam ne moom mooy am fii ci Mashrabu Chafi'i bi moo xam njàngu xasida gi la moo xam coulisses yi la moo xam lépp loo xam ne dafa am ci aux alentours de la résidence Cheikhoul Khadim kon ñu bàyyi Serigne Ablaye Faye moom mu jël réaction yi foofu ci biir salle bi nga xam ne moo di saalu Serigne Moustapha Bassirou. Touba jërë ngeen jëf mbokk yi jërëjëf Serigne Fallou Sylla ci ubbite bu am solo boobu ñu ngi ziar mboole mbokk yi taalibe yi nga xam ne ni jamono yi ñu ngi ànd ak ñoom fii ci résidence Khadim Rasoul ñu ngi nag ci biir salle bi ni ngeen ko gisee rek Serigne Fallou ni mu ko tijjee kuréel gi gàttandu Serigne bi tàmbali na waaye njabootuk Serigne Touba gi tàmbali na ñu di teew dañuy jox kàddu gi rek Serigne Modou Mbacké moom Serigne Abdou Wudod kon Serigne bi ginnaaw bi ñu ziaree rek ngoon gu jot ngeen ñëw ànd ak Serigne Mountakha Mbacké jëwriñi Khadim Rasoul ci jataay bu tedd bi ngir ànd ak moom dundal weeru koor gi tey ji nag yan kàddu ngay baaxee mbokki taalibe yi nga xam ne nii jamono yi ñu ngi ànd ak ñun jataay bi fu yaatoo yaa ci réew mi ak bitim réew. waaleykum salaam wa rahmatullahi taala wa barakaatu. alhamdulilahi wahdahu wasalaatu wasalaamu ala man ittafaqa al arabu bi aminihi qabla risalatihi wallazi bu'isa li yutammima makarim al axlaaqi sayidina mawlana muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa xayra xadimihi wa man tabiahum bi ihsanin ila yawmi ddin. mbokk yi ñu ngi nuyu ñëpp di ziare ñëpp ci bis bu tedd ci weer wu tedd wi nga xam ne li gën a rëy ci ab jullit muy alquranul karim ci la ko suñ borom wàcce muy weer woo xam ne itam weer yëpp a baax a jaamoo yàlla waaye weeru koor dafa gën a baax ci jaamu yàlla moo tax Cheikh Mouhamadoul Mountakha mi nga xam ne moo fi nekkal Cheikhul Khadim ñun ñëpp ñu maasa di ko ñaanal yàlla mu fekk fanam te boole ko ak wér-gu-yaram gu mat sëkk ba mboolem loo xam ne naanal na ko sëriñ bi te tàmbale ko ak li ci xelam te defugu ko yàlla na ko suñ borom may lépp mu defe ko nu kawe njortam ànd ko sagoom ci barke Cheikhul Khadim ci biir nag noonu Cheikhul Khadim fonkoon weeru koor nga xam ne bu weeru masaan jot dana gën a jegeel boppam doomu aadama yi ngir yàlla ak li muy ñàkk-ñàkk jot bu koor ga jotee doon na am lu muy gën a mayaat doomu aadama yi ci jëmmam ju tedd joojee moo tax Cheikh Mouhamadoul Mountakha mi itam ku ne xam na ne fi mu toll ci at wax dëgg yàlla xawoon naa war a mën a toog ci biir njaboot gi nekkal ko fi waaye xër gum xër ci jaamu yàlla ak jiitu nekk guide boo xam ne bu nekkee ci kanam ñëpp dañ sawar moo tax muy jéem di ñëw di ànd ak mbokk yëpp noonu mu ko waxee itam fii at mu jot yàlla danañu fi dajale te duñ fi def lu weesu jàng alquran jàng xasida zikrullah muy yoo xam ne lu ci ne benn bu ci nekk rek doy na sëkk ak jàmm yàlla xanaa kay li nga wax sànq rek ñu xam ne fii ñu toog ci salle bii ñu toog ci biir kër Cheikhul Khadim bii ci penku jumaa ji ci sowu jumaa ji te Cheikh Abdoul Ahad dafa waajaloon ko fi kër Sëriñ Tuubaa bokk yëpp daje fi mbooloom Hizbut Tarqiyyah di ko organiser nekk fii di jàng ci kanamu sëriñ bi njàng mucc ayib njàng ma ànd ak pasteef ak yar ak teggin nii nga xam ne nii lañ ko def ci kanamu sëriñ bi ci ndigalam nañ jàpp ne fépp fu ab taalibe bi nekk itam ci réew mi ak bitim réew
na xam ne moom it barab bii daal na ci teg bëtam te bàyyi ci xelam te jéem koo roy ca nam ko mane ci waxin kenn ku nekk ci ñun fu mu mënti nekk ci adduna bi rek bu weeru koor jotee lu mu doon def ci lu baax mu yokk ko ci fànn yëpp loolu daal mooy li nga xam ne moom lañ ci xam ci fii ñu toog mën leen koo tënkal di ñaan suñu borom ñu yàggoo fekke yàggoo ànd ak suñu kilifa gu tedd gii wasalaamaaleykum wa rahmatulahi wa barakaatu jërë ngeen jëf. waaleykum salaam wa rahmatullahi wa barakatu jërëjëf Serigne Modou Mbacke moom Serigne Doudou Dóor ci kàddu yu am solo yooyu noonu leen la ko waxee léegi rek jamono yi fi ñu toog ni rek njabootuk Serigne Touba gi ñu ngi ñëw saa su nekk waxtu wi ngir ànd ak Cheikh Mouhamadul Mountakha Mbacke bërëb bu tedd bi dafa mel ni kon ñu xajal sëñ Mamour rek mu daal di egsi nii su ko defee sëñ Fallou incha allahu rabbi dan lay daal di delloo kàddu gi rek ndax dafa mel ni jamono yi sax Serigne Bass moom Serigne Abdou Khadre mu ngi egsi sëñ Bass mu ngi dugg si noonu moom Serigne Abdou Khadre Mbacke ànd ak ñi nga xam ne ni naka jekk ñoom la doon àndal kon mbokk yi nga xam ne nii ñu ngi ànd ak yéen rek kon dañuy daal di delloo antenne bi sëñ Fallou su ko defee ñu gën a yaatal ci biti jamono yi ñuy wax ak yéen nag fi ngeen di gis ni njabootu Serigne Touba gépp ñëw nañ di xaarani nag Cheikh Mouhamadul Mountakha Mbacke ngir ñu tàmbali nag njàngum xasida mi nga xam ne nii saa su nekk ci waxtu wi dañ koy di responsable moral bu daara Hizbut Tarqiyyah bi nga xam ne sëriñ bi ñoom la dénk liggéey bu sell bi muy Mashrabu Chafi tey ñu nekk ci ñetteelu fan ci weeru koor gi 1446 ginnaaw gàddaay gi di le 4 mars 2025 sëñ Youssou gis nañ liggéey bi ni ngeen koy doxalaatee xam naa ne amoo jot bi sax ndax yaa ngi ci organisation beeg yu ni mel ak accueillir ñi nga xam ne ñoo di kilifa yi waaye yan innovation ngeen indi ren ak naka ngeen koy organiser ba li nga xamante ni moo di Cheikh Mouhamadou Mountakha di ko amee saa su ne ni mu ko bëggee. waaw jërëjëf ñu ngi leen di sant ñëpp ndax wàccaay wi pas-pas boo ci jiitu mooy yeesalaat sa pas-pas xam ne bu la yàlla suñu borom defalalee lu la jomb da nga koy sant ndax doo gis ci sa bopp dara lu tax cër bi nga am ko kon da nga koy gàttandoo yitte ak toroxlu ak xam ne weer wi gan la goo xam ne sëñ Tuubaa ci boppam la ganese ndax sëñ Tuubaa moo ko dalal fonk ko fonkeel goo xam ne moo ñu may lii weeru koor dafa dëkk seeg sëñ Tuubaa loolu kon ñu ngi sant ñëpp mbokki taalibe yi ci biir réew mi ak bitim réew ànd gi ñoo ko ànd ak ñëpp li tax mu rafet nag c'est parce que kenn ku ne yaa ngi def sa wàll du lu dëgg la Hizbut Tarqiyyah moom day armée boo xam ne dafa mel ni bu ñu ko tuddee man sama xel day nekk ci dong yëpp kenn du des ndax àdduna moom toujours dañu bàyyi xel ne l'islam benn héritage la fi bàyyi mooy yonent bi sallallahu alayhi wasallam ak muhajirin yi la waaye lansaar yi nun nooy lansaar yi muhajirin yaa ngi nii kon xool ko bu baax muhajirin yaa ngi nii waaw ñi ñoo ànd ak moom waaw mu ngoog nun nooy lansaar yi mu ngoog jërëjëf kon lansaar yi moom dañu xam suñu bopp rek laxasaay bu baax te sëñ bi bu amee yitte ñu def ci suñu bopp ñu def ci suñu yitte bu mu jeex tàkk jërëjëf. gis nañ tamit liggéey bi donte sëñ bi yéen lañ ko dénk waaye gis nañ yaatal gi ni ngeen ko yaatalee wan ne taalibe ñëpp ñu ngi ci biir daal mais nañ ko moomul sëñ bi ko moom te sëñ bi kon njaboot gi la boole xam nga fi ñu toll ni yoonu murit lépp lu ñu song bu defee ñaari fan rek dañoo war a tuubaat waaw lépp lu ñu song mu mel ni dañ koo song di ko waajaat nañ tuubaat te xam ne ànd gi sëriñ bi bëgg ñu ànd ko su matee dëgg te defee ko pas-pas lu ñu song mu daanu sëñ Abdou Lahad suñu sang bu baax ba daan na wax ne ngërëmal yàlla ne daan nañ ko firee nu ne waaye jàppal lii ma lay wax mooy koo xam ne ku am ngërëmal yàlla mooy koo xam ne lu mu song mu daanu kon nan am ngërëmal sëñ Tuubaa suñ ko amee ci bennoo lañ ko mën a amee ndax sëñ Tuubaa kenn mënalu ko dara ànd gi ñuy ànd ki fi toogal sëñ Tuubaa ñëpp dar ko topp ci ginnaawam loolay maye lépp jërëjëf. waaw kon mu nekkoon kàddu yi Serigne Youssou Diop di responsable moral bu daara Hizbut Tarqiyyah nekk fii ci entrée bi muy ci buntu résidence Cheikhoul Khadim di accueillir ñi nga xam ne ñoom ñoo di kilifa yi nga xam ne ñoom ñooy ñëw lépp rek ci ànd kook kuréel Jaalibatul Maraaxib bu Touba nga xam ne présentement ñoom ñooy war a accueillir ñi nga xam ne ñoo di kilifa yi ñu delluwaat rek ci grande salle bi fekk fa Serigne Ablaye Faye mu taataan yeneen kàddu yoo xam ne day bàyyi ko ci kilifa yi nga xam ne ñoo nekk ci biir salle bi. jërëjëf Serigne Fallou Sylla ci kàddu yu am solo yi nga xam ne ni yaa ngi ko doon taatan te mu bàyyi ko ci Serigne Youssou Diop jëriñu Hizbut Tarqiyyah ñu xam ne ñoom la Serigne bi di àndat liggéey bi ak mboolem julliti ak taalibe yi ñoo ngi nag fi nga xam ne nii moo di mbaar mi jàkkaarloo ak salle bi mbokki taalibe yi ñoom ñëpp ñu ngi nii di teewlu di durus di xaarandi njàng mi ñu ngi toog ak Serigne Cheikh Lo Marème ñu ngi lay ziare nga bokk ci mbokki taalibe yi nga xam ne nii
ngoon gu jot ngeen ñëw fii di teewlu liggéey bu am solo bi yan kàddu nga yëkkati ginnaaw taxaw seetlu ak jàngat bu am solo. jërëjëf asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu. gannaaw ba nu sant yàlla julli ci salaam di santal Seexuna si Ahmadul Xadim ñu ngi leen ndokkeel bu baax a baax ci weeru tëdd yi nga xam ne moom lañ nekk moo di sax ramadan al mubaraka ñu ciy ndokkeel ak a ñaanal Cheikh Mouhamadul Muntaxa di ñaan suñu borom mu guddal aw fanam lool te wéral ay cëram. mu mel ne ni nga ko waxee dañoo nekk ci weeru tedd muy weeru jàmm yàlla di weeru koor waaye nag ñu di ko defee fii ci Touba di ko dundal nga xam ni la ko Serigne Touba daal dundale ànd kook jàmbaram ji di Cheikh Mouhamadul Muntaxa muy jataay bu am solo ndax waxuma la ni nga xam ne lañ ko dundale ci njàngum xasida waaye njabootu Serigne Touba gi nga xam ne waxtu wuñ julee takkusaan ñoom ñëpp ñu ànd ak Cheikh Mouhamadul Muntaxa dikk fii kër Serigne Touba gi di fi dundal weer wi alxuraan di ko fi dundal ci jàng xasida mboolem taalibe yi nga xam ñoo nekk ci biir dëkk bi fu waaye mën a jógee dikk ànd kook sëriñ bi ak ñooñ sëriñ bi ñi nga xam dañoo sori ba mu ñëw itam ñenn ñu ci fañ nekk ña nga jàpp seenu télé di ko dundal mel na ñu nekk Touba loolu ab yëg-yëg bu am solo la te it loolu xam nañ weer wi day weeru jaamu yàlla ndax jataay bu ci nekk ak la mu laaj xam nañ ne weeru koor ku koy dundal da nga koy dundal ci jàng alxuraan da nga koy dundal ci jàng xasida loolu nag dañ ci sant bu baax a baax Cheikh Mouhamadul Muntaxa ndax gis nañ ni nga xam ne la koy dundale waaye gis nañ njaboot Serigne Touba gii nga xam ne waxtu bu ñu julee takkusaan ñoom ñëpp ñu ànd ko ak moom di ko dundal ak taalib yi loolu di mbir mu am solo di mbir moo xam ne yaakaar naa kenn ku ci nekk war nga ca defar ay jàngat di ko dundal ci fa nga nekk ci sa kéemtulaayal kattan. bu mel ni jataay la boo xam ne itam mboolem mbokk yi rawatina nag ñi aju ci Serigne Touba dañ fii daal di daje kon day ginnaaw njàngum alxuraan mi ak njàngum xasida mi geneen tomb jaamu yàlla tàbbi na ci muy jokk ak mbokk loolu itam xam naa moom ngay tëjee. loolu itam damay wax ne lii Serigne Mountakha daf cee gagné loo xam ne nii tawféex Serigne Touba la ndax jataay bu mel nii képp lañ gis jataay boo xam ne nii njabootu Serigne Touba gi dañuy daje ci benn jataay te kenn ku ci nekk boo dikkee yaa ngi ngàbbu sa téere di jàng alxuraan daanaka li ñuy wax saafonte sax bala ñu ko def di jàng ba Serigne ñoom ñëpp ñu door a saafonte di dundal bokk gi taalibe yi itam di def noonu muy mbir mu am solo moo xam ne bu du woon a fii yaakaar amul ci benn jataay bu ñu ko mën a gisee ndax bépp jataay boo xam ne njabootu Serigne Touba gi dañ fay daje xëy na dana am la leen lu leen di lëkkale waaye dana am la leen lu leen fay dajale waaye jataay boo xam ne ñoom ñëpp kenn ku ci boo dikkee yaa ngàbbu sa téere wala boo ngàbbu sa téere boo dikkee fekk nga fa ngay toog ñu tegal la fa sa téere nga koy dundal ci ni ko Serigne bi santaane loolu fii dong lañ ko gisee. jërëjëf Serigne Cheikh Lo Marème ci kaddu yu am solo yooyu jërëjëf mbokk yi kon xam naa ne seen jataay bi di al mashrabu saafi ñetteelu fanu weeru koor gi ci kanam tuuti ngeen war ci ànd ak kuréel 1 bu Daara Thiès kuréel Nooru Daarayni xam naa Baye Mansour Seck dina ci ñëw ci nu mu gën a yaatoo ni ngeen ko gisee ci biir salle bi noonu la amee fii itam ci biir bâche bu mag bi mbokki taalibe yi di ko teewlu ci télévision yi waaye di ko jaarale itam ci internet bi ci ay bërëb yu yaatu kon ñu ngi leen di jégglu rek di leen wax ba ëllëg wasalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakatuhu
ñëw na ah Maam Thierno dama indil tolki xotal ba mi ngi ñëw dafay réer xam naa ne mi ngi ñëw même li nga wax mi ngi ñëw bismillah 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 asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatu ñi ngi nuyu ñi nga xam ne ñooy topp suñu programme fii ci kër Sëñ Touba gi féete ci soowu jumaa ji muy tey di ñetteelu fan ci weeru Ramadan dëppook le 4 mars 2025 ni ñu ko baaxoo def rek ñu fas yéene dégtal leen programme bi nga xam ne moom moo am fii ci kër Sëñ Touba gi ci ndigalal Cheikh Mouhamadoul Mountakha Mbacké xalif général des Mourides mu digle woon ñu yëkkati fi xasida yi diggante 17h30 ba 18h30 loolu defe naa ni ñëpp xam nañ ko léegi Sénégal ak dëkk yi ko wër ak ba bitim réew ndax ñëpp ñi ngi koy topp ndax internet bi tey nag ñi nga xam ne ñoo ay njàng mi mooy kuréel gi ñu duppee Nour Daarayni bu Hizbut Tarqiyyah bu Thiès ci njiital Serigne Khalil Gueye ñoom ñoo war a ay njàng mi ci kanamu kilifa yi su ko defee kuréel gi ñu dégg noonu ñuy jàng mooy kuréelu Jaalibatul Maraaxib bu Hizbut Tarqiyyah bu Touba ñoom ñoo aye gàttandu bi ñoom ñooy ayewaat gunge bi bu kilifa yi di dellu kon loolu mooy programme tey bi kon moo waral ñu dalal kenn ci ñoom muy Serigne Ibrahima Fall bokk ci Hizbut Tarqiyyah bu Thiès bokk ci kuréelu Nour Daarayni bu Thiès Ibrahima ñu bëgg nga dégtal ñu programme bi nga xam ne tey moom ngeen ñu war a jàngal fii ci biir salle bi incha allah. asalaamaaleykum Baye Mansour ñu ngi lay siyaare bu baax di rafetlu liggéey bi di sant bu baax bu ko defee programme bi nga xam ne indi woon nañ ko tey mooy lam yabdu mislul Moustapha daaju sëñ Mouhamad Lamine Gaye mu xasida Ramadan ak yaa rabbil Moustapha bi xaq moom la ñuy boole. daaju Hizbut Tarqiyyah. jërëjëf Serigne Ibrahima Fall kon dégg ngeen Ibrahima jottali nañu programme bi ngeen xam ne tamit diir bi soppikuwul waxtu lay doon incha allah su ko defee moom di ngeen ko teewlu ci njàng mi ci internet bi bu ñu noppee nag danañ dellusiwaat ci benn bunt boo xam ne ci xasida yi Sëñ Tuubaa yi waxtaanee ko loolu gannaaw njàng mi lay doon Ibrahima ñu ngi lay sant bu baax xam naa ne mën ngaa dellu ndax kuréel gi ñu ngi lay xaar yàkkamti nañ la su ko defee nga mën a wéy ci liggéey bi kon ñi ngi ziar ñëpp di jégglu bu baax ci li nga xam ne tey jii ñi ngi jottaliwaat li nga xam ne moom moo tax mu daje fi tey muy liggéey bi nga xam ne ni ma ko waxee sànq Cheikh Mouhamadoul Mountakha Mbacké moo ko digle muy kuréelu Hizbut Tarqiyyah muy kuréelu xasida yi ñoom ñooy ay loo njàng mi diiru fan yi nga xam ne mooy doon weeru koor bi yëpp ñaar fukk juróom-ñeent wala fanweeru fan su ko defee su weer yi feeñee ñu xam ne kon njàng mi day daal di mat sëriñ bi nag defal nañu tawféexu démb ak bërki démb yëpp teewe na njàng mi ñi nga xam ne tamit ñooy rakkam yu baax yi ñoom ñëpp ñu ngi ci biir salle bi ñu bare jaar nañ fi sëñ Moustapha moom sëñ Abdou Lahad sëñ Dal moom sëñ Abdou Lahad waa kër sëriñ Fallou yi
ñëpp sëñ Mourtada moom sëñ Fallou ñëpp teew nañu ñëw ak seen Cheikh Bassirou mi nga xam ne moo yore kaddu xalif général des Mourides. kon loolu mooy ñi nga xam ne dama lim ñenn rek waaye ñoom ñëpp niñ ko baaxoo def ñi ngi fi teew fas yéene teewal sëriñ bi teew ci wetam won ko ne loo dugg ñooñ ciy dugg loo ànd ci lañ ànd loo joxoñ fas nañ yéene jaar ci loolu mooy yoon wi. donc yi tamit gis ngeen ne fii ñu toll ñëpp a ngi ci biti ni salle bi moom ba mu feesee yàgg na fees gi moom taxul ñuy wax daanaka bu ñu julee tisbaar mu daal di fees ñi nga xam ne yéene teewee njàng mi lañ am dañuy teel ñëw saal yi ci biir tam fees na gis ngeen nit ñaa ngi toog ci ëtt bi yaakaar naa di ngeen ko seet ci image yi kon loolu mooy programme tey bi kon danañ leen bàyyi ngeen déglu ko incha allah ci kanam ñu def benn tënk rek pour ñi nga xam ne ñoo ñuy topp ci français. Donc en ce 3e jour du mois lunaire de Ramadan, nous sommes toujours dans la résidence des hôtes du vénéré Cheikh Ahmadou Bamba et c'est le lieu de rassemblement depuis le début du mois de Ramadan. En ce 3e jour, la salle refuse encore du monde. Et c'est le plein depuis la prière de l'après-midi, juste après la prière de l'après-midi. La salle est déjà pleine. Les salles qui ont été prévues, les abris également qui ont été prévus et climatisés, bien préparés pour la fête également, sont déjà pleines. On voit que les gens sont dehors, à même le sol, voulant suivre coûte que coûte cela. Et nous ne parlons pas maintenant de ceux-là qui le suivent en direct sur les supports qui existent à la télévision, sur les réseaux sociaux. C'est dire donc que c'est à l'unisson que l'univers vit ces moments féeriques et chacun en redemande. Voilà donc pour ce décor qui est planté. Aujourd'hui, c'est le groupe de chanteurs dénommé Nour Dareni de la Darou Tarqiyyah de Thiès qui sera à l'honneur dans la salle et qui va déclamer devant les autorités. Et c'est un groupe qui est dirigé par Serigne Khalid Gueye. Et dehors, ce que vous entendez en train de faire leurs prestations, mais c'est le Kourel, n'est-ce pas, Diarabatoul Marakhib, dénommé Diarabatoul Marakhib de la Darou Hizbut Tarqiyyah de Touba. Eux aussi sont préposés à l'accueil et au raccompagnement du calife s'il est là ou des autres autorités s'ils sont là, si elles sont là. Donc ça veut dire que c'est un protocole, n'est-ce pas, fixé d'avance, connu, qui est immuable et depuis 5 ans, 6 ans, c'est ainsi que cela se passe et chaque année les gens en redemandent. Voilà donc pour le décor. Il y a également ceux-là qui travaillent dans l'ombre, je parle de ceux-là qui sont dévolus à la technique et qui sont là pour faire en sorte que cet événement puisse être vécu en direct par les millions et millions de personnes qui sont également des aficionados de ce qu'on appelle la déclamation des Khassaïd. C'est dire donc que c'est un moment, n'est-ce pas, que tout le monde attend. C'est un moment de ferveur à l'unisson et véritablement c'est une aubaine de pouvoir vivre ces moments-là. Et cette aubaine, on le doit à une seule personne, Cheikh Mouhamadoul Mountakha Mbacké. On ne lui rendra jamais assez hommage parce que c'est lui qui est l'instigateur de ce programme alléchant, de ce programme qui fait battre les cœurs, ce programme qui ravive et revigore la foi des uns et des autres. C'est dire que nous lui devons une fière chandelle parce que il est à l'origine de cet événement-là. Et beaucoup d'autres encore. On se rappelle les vendredis de Touba. Il est également l'instigateur. On se rappelle les journées de déclamation des Khassaïd, les journées de Zikroullah, les journées de lecture du Saint-Coran. Mais tout l'univers, toute la communauté lui doit, n'est-ce pas, cette fière chandelle. C'est pourquoi, évidemment, en retour, nous prions Allah ardemment pour qu'il, n'est-ce pas, le laisse parmi nous encore longtemps, pour qu'il lui confère une santé de fer, pour qu'il puisse vivre encore ces moments féeriques. Voilà donc pour cet aspect technique. Il y a également ceux-là qui s'affairent autour de la sécurité. Ce sont les forces de l'ordre, ce sont les forces qui sont là pour surveiller, n'est-ce pas, qui dépasse le lieu qui est autorisé, qui est là à la place qu'il faut. Donc eux aussi ont un rôle important à jouer parce que quand il y a un rassemblement de plusieurs personnes en un lieu qui est assez exigu, parce que véritablement le lieu est exigu par rapport à ce qu'il accueille comme personne, et ceux-là qui sont dévolus à l'organisation pour que chacun soit à la place où on doit être, mais il faut évidemment
leur tirer le chapeau à ces gens-là. Il y a également ceux-là qui s'occupent de secourisme, qui sont là pour prévenir certains cas de défaillance qui peuvent survenir. Nous sommes dans la période de Ramadan, il y a beaucoup de faiblesses sur les organismes, il peut survenir parfois des malaises et ils sont prompts à agir et à faire en sorte que chacun puisse suivre, n'est-ce pas, comme il se doit. Il y a également tous ceux-là qui vont intervenir juste après la déclamation et qui sont chargés de distribuer les victuailles pour la rupture du jeûne, ce dont raffolent nos frères, nos cousins Guéhen et Diawen, qui attendent ce moment, n'est-ce pas, avec ferveur, parce que également cela fait partie de l'événement. Il y en a qui, après la déclamation, vont rompre le jeûne sur place et tout est mis en place, tout a été pris en compte pour qu'ils puissent le faire comme il se doit. Voilà donc un autre aspect, et nous voyons donc également l'arrivée du Khalife général des Mourides, Cheikh Mouhamadoul Mountakha Mbacké. En ce 3e jour, n'est-ce pas, il est présent et bien présent, et il est là, n'est-ce pas, radieux, et lui qui vit, n'est-ce pas, de la déclamation de ses khassaïd, lui qui surveille, n'est-ce pas, cette déclamation. C'est pourquoi ces prestations, mais c'est véritablement une revue de troupe, je le dis toujours, mais c'est également un contrôle de qualité pour voir si les choses se passent dans les règles là. Qui déclame bien? Est-ce que c'est bien déclamé? Est-ce que c'est bien fait? Donc c'est pourquoi aujourd'hui encore, il est là présent avec tous ses frères, la noble famille de Cheikh Khadim, tous ses lieutenants. Nous voyons Seigne Moussa Nawel, nous voyons Seigne Galas Kalsoum, tous ceux-là qui sont autour de lui, qui sont ses fidèles lieutenants, et nous voyons également Seigne Moustahine Mbacké. Donc voilà donc le décor qui est le même chaque jour, et les forces de sécurité également qui veillent au grain. Voilà donc le décor. Sans plus tarder, nous allons rendre l'antenne, et nous voyons également le groupe de chanteurs qui raccompagne le Khalife jusque près de la salle, et vivement qu'on vive ces événements pendant des années et des années encore. Nous vous laissons donc vivre ces moments féeriques pour revenir après la déclamation, Inch'Allah.